asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu ñëpp ku si nekk si turam ak santam waa di leen ñaanal kooru jàmm kooru salaam yàlla nangul ñu suñu weeru koor waa jéggal ñu suñu bépp dog-dog buñ ci mun am yàlla jéggal ñu ko di ñu nangul suñu weeru koor voilà di ñaan aussi suñu mbokk chrétiens yi nga xam ni génn nañ ci seen carême bi lépp lu ñu ñaan ci seen carême bi yàlla nangu ko nangul ñu ko wës ko ci biir Sénégal gépp waaw ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bon di leen wax aussi ni suñu chaîne YouTube bi instant bi ci problème mu defar ay thèmes ak organiser des programmes yi nga xam ni ça sera pour tout le monde loolu moo tax lancé guñ ko carrément parce que tey du seenu Papis du seenu Marie du seenu Talla du seenu kii ak kii wala kële du seenu Mody Ndiaye wala du seenu ku seenu tout le monde la tey par exemple buñ ko tàmbali woon tey dañ ci bëgg a def ay programme yi nga xam ni ñëpp dinañ ci yëg seen bopp tout le monde loolu moo tax lancé guñ ko carrément tey ñëpp a ciy am accès ñëpp a ciy wax waaw benn initiative bu ñu jël bi nga xam ni ça sera pour tout le monde waaw loolu moom mooy ci problème mu programme yeeg information yeeg chaîne bi nu mu nar a demee ak yooyu dinañ ci gën a xuus waaw bii nag may ñëw aussi ci mon point de vue ci la semaine ci début Ramadan tu sais man am na lenn li nga xam ni dama ci bëgg a tirer attention wu nit ñi mais le fait que ni nit soit xale bu ndaw wala nit ki nga xam ni il a 17 ans 18 ans 19 ans dina day maajaal pour dimbale nit ñi pour ñu ndogu ça je ne suis pas d'accord te loolu day inciter les jeunes pour ñu nekk ay maññaa pour ñuy nekk ay yelwaankat gis nga nit soo ko bëggee dimbale da nga koy génne ci sa poche gis nga tey am na ñenn ñi nga xam ni mooy par exemple benn association bu nekkoon à Pikine defe naa côté Pikine bi la ne xurunaar bi mais ñooñu toute l'année dañ koy programmer je ne sais pas ay cotisation la ñuy def année bi ñuy togg seeni ndogu di ko séddale nañu bàyyi di inciter les jeunes à la mendicité loolu dafa baaxul yor sa benn pot wala sa li koy jàpp ci pour ñu defal ndogu loolu rafetul loolu baaxul loolu inciter nit ñi la pour ñuy yelwaan loolu c'est pas bon tey da ngay gis ay xale yu ndaw yi nga xam ne dañ koy jéem a sax imiter yor seen matt teg seen cin ne dañuy defar pour ndogu c'est quoi ça loolu mooy lan loolu c'est mon point de vue bi nga xam ni la vraiment lu ma frappé la depuis des années ma ci xalaat ne lii si ça continue te am na ñi nga xam ne dañuy dem ba continuer di ko def yelwaanukaay te c'est pas bon am na ñu baax ñi nga xam ne ñu ngi defar ay ndogu di defar lu ne di ci dimbale ay nit loolu moom mooy logique di génne sa poche di ko dimbale nit ñi ñi tax sax ñi nga xam ne ñoom la ñooy doon ay roy ñoom ñoo tax ñu leen roy ci loolu ñooñu dañuy ñaq ba pare defal ñi jël seen ñaq di génne ko seen poche di ci dimbale nit ñi mais dajaloo ci benn koñ rek taal sa mat yor sa këll wala yor sa bool ne da nga loolu nañ ci bàyyi xel nañ ko gën a organiser yéen xale yi koy def man je préfère ngeen di toog bu at bi jeexee ngeen dem di liggéey wala ñuy jàng chaque weer ngeen teg juróomi dërëm wala fukki dërëm ci pot année bi bu ñëwee ngeen dimbale ñi néew di doole yi ngeen dimbale leen di ñu amul ndogu ngeen may leen mais taxaw di yelwaan nit ñi di romb nga leen di dog naan leen jàpp ci loolu rafetul loolu inciter nit ñi à la mendicité la loolu baaxul waaw loolu ci beneen volet Ramadan beneen volet politique bi nag man vraiment am na aussi lu ma métti trop ci réseaux sociaux yi mooy ni da ngay gis nit ki nga xam ni il passe tout son temps à partager des insultes wala ay images yi nga xam ni rafetul ci Sénégal ñu koy partager ci Facebook wala ay wax yi nga xam ni rafetul sax ci dégg-dégg ñu koy partager chaque jour que jafee ñu koy def rien que pour yëkkati seen leader ñoom wala rien que pour wane ni seen leader melul ni kële
yow moomu di ko def da nga foog da nga yëg sa leader da nga koy tuutal boole ci tuutal Sénégal parce que image dafa doy waar. gis nga le fait que ngay jël ay image yu ñaaw di ko teg nii muy génn loolu mën na sax yàq image yu Sénégal. gis nga yeneen dëkk yi nekk suñu alentour yi ñoo ñu gën a bon fukki junni yoon mais du ñu wane seen image yu bon duñ ko wane seen taaru dëkk rek la ñuy wane pourquoi pas ñun. te sénégalais am na leen li nga xam ne am na yenn certains sénégalais yi nga xam ni xolu soxor dafa nekk ci ñoom ñemewuñu réussitu nit te loolu c'est pas bon loolu dañuy rey suñu bopp rek mais duñu dem ñun dañu ne 95% ay jullit lañu mais raxasuñu xol yi dañ ko war a defar. mes amis nañ defar xol yi politique baax na liggéey lépp baax na mais xol yi nañ ko defar c'est le moment nag ci weer bu mel ni weeru Ramadan wala weer bu mel ni carême comme les chrétiens ñu defar suñu xol yi gën a juboo chrétien musulman athée ñun ñu animiste ñun ñëpp ñoo bokk Sénégal gii kenn ëppalewu ci kenn ku ci ne indil sa benn xeer nga teg ko pour Sénégal jëm kanam. te nag ngeen di gis boo leen gisee li nga xam ni safaanu lii kat un jour loolu bu continuer day mën na delloo Sénégal wax ci was lu ci àq c'est simple was lu ci àq mais tey di bañ naan lii bu ma ko waxee mën nañ ma lii wala mën nañ loolu jëmalul Sénégal kanam te léegi maintenant Sénégal y a des intellectuels yi nga xam ni dañu sax ragal wax seeni pensée rien que pour bañ ñu wax leen dara fan la Sénégal jëm. waaw encore une fois de plus di leen ziar voilà di leen baalu ak di leen wax ni Sénégal suñu Sénégal la ñun ñëpp ñoo ko bokk. gis nga génne vidéo tey 15 ans 20 ans après ñu teg ko ngay rus wala say doom di rus wala say sët di rus loolu dee leen ko xalaat loolu te lii de luy continuer la man ñaan naa yàlla bu ñuy génne ay vidéo yi nga xam ni kat ñu naan sama papa papis wala sama papa diw defoon na ko kii mu doon li nga xam ne lu rafet lay doon waaye du doon li nga xam ne ay saaga lay doon wala ay naka su du noonu lay doon. waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ni Sénégal bii jàpp rek moo ko mën a def raxas xol yi bëggante loolu kese moom moo mën a avancer loo Sénégal nit nag mënu fi tiital nit wala xupp fa nit wala menacer fi nit. ba mu dugg sax ci boppam loolu c'est pas possible mënul nekk waaw mënul nekk ñun nag ñu nekk ay nit ñi nga xam ni ba suñu bakkan bii di rot lépp luy jëmale suñu réew kanam dañ ciy dugg dañ ciy wax dañ ciy dox waaw loolu moom que ça soit très clair waaw. réunion nag bi ñu amoon avec le directeur du stade après Marie dañu amoon benn wax bi nga xam ni bon. je ne sais pas xam nga affaire fête de la jeunesse yeeg yooyu moom par exemple c'est le defe naa moom mooy président xaw ma département jeunesse xaw ma lan ak lan peut-être ci loolu la nekk mu xaw a jël temps am looloo tax ñu defuñu réunion bi mais ultérieurement dinañ ko def dinañ toog ak moom mu expliquer ñu tarification wu stade bi gestion stade beeg yooyu yëpp nañu ko expliquer waaw. di remercier aussi nit ñi nga xam ne dañuy envoyer ay thèmes pour ñu waxtaan ci ku mel ni. Papi Diouf mi nekk Indiana waaw Ousmane Gueye bi nga xam ni moom il préfère ñuy def ay groupe WhatsApp affaire yooyu pour ñuy gën a waxtaan Marie Diallo Talla tout le monde su ma limee damay jum ku si ne da ngay indi ay thèmes yi nga xam ni pour affaire yi avancer pour ñu nga xam ne ñu booloo pour bu échéance jotee rek ñu mën a génn liggéey li ñuy liggéey waaw. incha allahu rabbi il faut ñuy dagg vidéo yi nii pour après ñu mën a dem ci chaîne ba di ko def direct ñëpp xëcc. waaw pour l'instant nag man je ne veux pas nit ñuy dugg ci chaîne beeg affaire yi mun nañu dem suivre vidéo foofu mais pour ay vidéo yu nga xam ni day gudd ak yooyu man je préfère ñu xaar ba nga xam ni ñëpp am nañu accès ci chaîne bi ñëpp ku ci ne mën nga ci wax wala mën ngaa jël sa temps de parole ñuy doog dem ci chaîne bi waaw. maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax aussi mon point de vue moom li nga xam ne la dafa déjà programme la bi nga xam ne luy bokk ci chaîne YouTube bi la ak yeneen yi nga xam ne ñu ngi ci di liggéey bon. Marie am na ci ay idée comme keneen comme taal ñëpp am nañ ci ay idée ku si ne am nga ci idée lépp la ñuy togg ba mu ñor yàq ko ci chaîne ba nga xam ni chaque week-end on a notre mot à dire sur les journalistes sur la gestion de notre municipalité sur la gestion du pays lépp nous aurons notre mot à dire il y a des gens yi nga xam ñu ngi dëkk ba Rufisque
dëkk ba ci ay dëkk yi biir dëkk yi yëpp dañu ñu ngi ci biir panel ñoom ñëpp ñu ngi ci chaque jour ñu il participe donc ñun ñëpp force la bi nga xam ni nous aurons notre mot à dire waaw te nag dañu bëgg bu ñu waxee notre mot à dire ba pare ñu acté ko avec des actes yi nga xam ni yu am importance lay doon waaw di sant ñëpp nag di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni affaire bi ñun ñëpp ñoo ko bokk il faut ñu jàpp ko mu gën a dëgër vraiment affaire bi mon point de vue ñun ñi nga xam ne ñoo ko initié woon sax romb na suñu njort léegi vraiment man fi mu yegg man vraiment man romb na sama njort moo tax man du sama yëf looloo tax aussi chaîne bi ñu def nii du sama chaîne man c'est pour tout le monde waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni yéen ñi nga xam ne yéenay gérer suñu municipalité yéen ñi nga xam ne yéenay gérer suñu ville de Guédiawaye yéen ñi nga xam ne yéenay gérer suñu dëkk il faudra que ngeen xam ne nit ñi léegi dañuy gëstu seeni gestion dañ ciy participer dañ ciy wax di leen sant di leen gërëm di ñaanal ñëpp ramadan bu mucc ay ramadan bu bëri xéewal alal ju bëri xéewal gu bëri yàlla nangul ñu suñu jaamu wasalaam